yéen a ngi topp mbokk yi ci xibaar 24 TV ñu fas yéene ànd ak tey ak Abou Diop di président association des diabétiques de Touba nekkit éducateur diabétique laaj bi fas yéene tënku ci ponk yu bare ndax ñoom kat jamono ji ñoo ngi ci seen wàccaayu bis boobu noonu di bis bi nu jagleel wàllu diabète ci àdduna bi wërngal këpp dañ koy bàyyi rek mu ubbi nuyoog mbokk internautes yi ñu soog a ñëw ci laaj yi bisimilah sëñ Abdou. mbokku taalibe yi am nañu mbégte lool. toog fii journaliste su xibaar 24 ñoo fekk ñu fii ñu bara waxtaanee li nga xam ni dafa soxal àdduna bi te mu tombeek feetu ñëpp muy feetu diabétique yi ñun nag dañoo am bés bi nga xam ne dañ ko jagleel ñi nga xam ne dañoo am feebu suukar te ñu war ci jublu fi rek alxames muy fukki fan ak ñeent ci weer yu ñu ne muy feetu diabétique yi parce que mbootaayu xeet yi dañu jël fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bii ñu ne weer woowu yëpp diabétique yi feebaru diabète ñoom ñoo ko moom yàlla dogal ñii nga xam ni ñoo nekk fii ci Touba at mu jot dañ koy màggal parce que bi ñu créé suñu association léegi yàgg na parce que 2011 ba léegi ñu ngi fi te 2011 ba léegi ñu ngi koy màggal ànd nag ci li nga xam ni dama cee nekk ànd ak association bi parce que am na fi association bi nga xam ni dafa bokk ci ASAD mooy association bi nga xam ni moo jiite lépp ki nga xam ni dafa nekk association ci diabète ci Sénégal ñun nag waa Touba ci boppam bokk nañ ci ba ñu créé association bi depuis 2011 actuellement ñu ngi ci presque à 400 à 500 membres. waaw bëggoon nañu xam lan mooy activité seen kuréel gi ngeen taxawal te nga xamante ni diabétique yi ñoom ñoo ko ëmb. parce que ñu ci bari umpale nañ ko ba nga xam ni xamuñu sax am nañ ko wala amuñu ko ci boobu temps tamit la association bi daf fexe dugg ci population yi di leen génne ak di waxtaan ak ñoom di def ay sensibilisation di def ay dépistage comme niñ ko defee ren parce que depuis le mois de mai 1er mai lañ commencé di génn boobu ci boppam permettre nañu. Daaru Minam lañ ko jëkkee et que Daaru Minam dañ nañ fi Ngaabu dañ nañ fi Daaru Xudóos yooyu yëpp ci boppam boo amee ay màggal gi nga dem nañ fi aussi fii dem nañ fi Xayra dem nañ fi kër Moustapha bu sëñ Abdoulaye yooyu yëpp dem nañ fa dépister ak waxtaan nañ nit ñi ci mbirum diabète parce que nekk na li nga xam ne donc bare na ci dëkk bi ñu bare pratiquement dañ ko réeré wala ñu bare dañ ko ragal. te mu nekk li nga xam ne nekk na ci dëkk yi bari na fi te nit ku nekk war nga mën dem xam ko ñu xamale la ko pour que nga ñeme ko parce que ñeme bi ci boppam moom mooy tax nit ki mën a faju. bu nu ñëwee ci jàngoro ji di diabète lan mooy sabab bi maanaam cause yi lan moo koy joxe. xam nga cause diabète bi dafa bare na barewul parce que ñenn ñi dañu yaakaar ni rek man su ma dee lekk suukar su bare rek mën naa diabète déedéet. lekk gu bare googu nga xam ne lekk nga ko suukar mën nga koy lekk te diabète du feeñ ci yow parce que dafa am ay màndarga yi nga xam ne bu fekkee mu ko feeñ na ci nit ki feeñaay boobu mën na feeñal si suukar waaye li koy gën a dëgër ak di ko defal mooy mu dem laboratoire signes yooyu dafa am naan gu bare tuur ndox gu bare ak jeexaay bu tar ak coono gu bare même yaram wu bare sax mën na feeñal suukar yooyu yëpp nag ay mandarga yi nga xam ni mën na feeñal diabète yooyu ci boppam mën na ko su ma ko seetloo ci sama bopp war naa mën dem hôpital su ñu demee hôpital la nag ci la ñuy seet sama deret parce que deret bi bu ñu ko seetee ci boppam dana am xayma bi nga xam ne bu ñu ca àggee ci deret bi danañu wan ni xel na kii kat dafa ami suukar waaye nag duñ ko seet benn yoon mën nañ ko seet benn yoon mën ko seet ñaari yoon mën ko seet ma ñetti yoon parce que analyse yooyu nga xam dañ ko defal nit ki danañu mën sax may ñetti weer yi passé nit ki ci boppam diabète bi nekkoon na ci moom te du ko xam yooyu yëpp li nga xam ne loolu la mandarga bi feeñ na seet naa sama bopp naa dem hôpital ñu seet sama deret bu ñu seetee sama deret danañu ma xamal rek ma fan la sama suukar toll parce que suukar si ci boppam pour mën a xayma ni pratiquement am na gramme bu manqué ñaar fukk la muy 0,80 ak gramme bu tegal ñaar fukk ba ñaar fukk ak ñett ba ñaar fukk ak ñeent bu àggee ci gramme bi nga xam ne dafa teg benn gramme ak ñaar fukk ak juróom 1,25 ci la ñu xam ne kii kat am na suukar waaye nag duñu yem foofu mooy li ma la investigation yi danañ ko gën a def ba xam ni xel lim la
waaw mooy li ma wax cause yi ci boppam kooku non presque cause yëpp la waaw kooku dinaa ci ñëw xam nga cause yi ci boppam da nga ma expliquer cause ma expliquer leen ne yooyu mandarga li nga xam da koy feeñ cause yi dañoo bare parce que nit ki ci boppam mën na ko dab bi mooy consommation bi nga xam ne da koy def dund gi parce que dund gi nga xam ne dundu suukar la ak dund bi nga xam ne dafa niin mën na feeñ suukar ak dund bi nga xam ne ci moom dama koy donn ci sama biir famille sama papa sama yaay wala ku ma jege am na ko mën naa ko jëlee foofu te kooku ci ma jëlee ko foofu te dafa am ay mandarga ay signes yi nga xam ni ci boppam su ma ci àggee ci boppam mën na ma dal parce que mën na am ci sama wàllu baay comme sama wàllu ndey comme ay mbokk yi nga xam ne dama jege kooku luy tubaab di diabète familial te bu boobaa tamit dafa am investigation ak jeextal yi nga xam ne danañ ko def ba nga xam ne dana ko gën a prouver parce que ñëpp nag mën nañu ko bokk ndoo am ñëpp mën nañu ko bokk ndoo am comme ñëpp mën nañu ko bokk ndoo am dafa am ay bind yi nga xam ne bu amee ci biir famille rek ci booba tax kooku mën na ko jël li may dab nag mooy su ma toppee sama bakkan topp bakkan bi mooy damay lekk lu am suukar c'est-à-dire lekk lu am niinaay te du ma tàggal sama yaram loolu yëpp nekk na ay causes yi nga xam ne mën na feeñee suukar moo tax ñu bëgg aussi nit ki ci boppam moytandiku ko ba neex na xam naa dinañ ci ñëw mais causes yi daal loolu la. bu fekkente ni am na ñoo xamante ni ñi ngi dox ak diabète xeeb ko mu xëy faagaagal leen ñooñu lan mooy sa kàddu si ñoom ndax di ngeen di faral di gis ay cas yu ni mel. am na ci parce que ñu bare duñ dem seet seen bopp parce que ñun tam dañ naan nit ki ci boppam ak ku mu mënti doon su ma demee ba nga xam ne am naa ñeent fukki at war naa dem seet sama suukar war naa dem hôpital ñu passe sama visite seet sama suukar ma ñëwaat aussi ci ñooñu nga xam ni dañoo am diabète dafa feeñ ci ñoom. te xamaguñ ko ñooñu dañ leen di wax di xel ñetti weer yu ne ba ñeenti weer war nañu dem hôpital ñu seet seen suukar yooyu la su ma demee ba nga xam ne yooyu yëpp ci boppam danañ xëy ay mandarga yi nga xam ne am na su ma demee ba nga xam ne am naa ñeent fukki at war naa mën a dem hôpital ñuy seet sama suukar. Pourquoi 40 ans lu tax le choix de 40 ans. pourquoi pas 40 ans dañu yaakaar ne xel 40 ci boppam mag mi egsi na te boobaa ci boppam yow dunduk xale defatoo ko yaa ngi dunduk mag te yaa ngi lekk loolu bëgg. di def la nga bëgg ñu calculer que ni 40 ans ku ko am rek yaa ngi dem âge mature war nga mën a dem seet sa bopp ngir xam ni pratiquement lan nga mën a toll fan nga mën a toll ci seetum suukar. waaw am na ay xale yi nga xam dañoo jabet am na aussi ay xale yi nga xam ne ñu ngi fi am jabet parce que 1 an ba presque 40 ans am na fi des jeunes diabétiques yi nga xam ñu ngi fi te bu ñooñu ci boppam dañuy jël en charge fichier hôpital bi. parce que moo profité sax xamal ni xel am na fi benn kuréel bi nga xam ne dañoo jàppale association diabétique yi nekk Sénégal pour di jël en charge xale yooyu nga xam ne am nañu 1 an ba 18 ans. ba tey bu ñu ñëwee si jàngoro boobu di diabète yan jeexintal la am si nit ki maanaam conséquence su jàngoro jooju. waaw xam nga diabète ci boppam une fois que nit ki am ko rek mën na yàq lu bare parce que diabète bi mën na dem ba yàq ay bëtam. wala mu dem ba yàgg yàq xol bi wala mu dem yàq xel mi wala mu dem ba yàq ngóor bi que ce soit ci jigéen wala ci góor wala mu dem ba yàq rein yi roñon yi wala mar détail nit ki dem ba nga xam ne am na góom bi dem ba nga xam ne su ko sa def ko ëpp doole cër boobu dañ koy dagg loolu mooy risque yi nga xam ni ak jafe-jafe yi nga xam ne diabète bi mën na ko jox. waaw. parce que xam nga nit ki mën na am diabète te du xam ne am na ko mais bu demee hôpital ba ñu xamal ko loolu parce que dama ne diabète bu am suukar diabète bi nga xam ne dafa am ba nga xam ni suukar si daf ko ëpp doole loolu yëpp ñàkk xam sa diabète nit ki mën na ko ñàkk xam sa diabète mën na indi yooyu parce que si suñu diabète yi ñu fàttali leen ci moom góom bi nga xam ne dafa téye wér wala boo ko fajee muy desal aussi bokk na ci risques yi nga xam ne mën na feeñal diabète comme ay taab yi nga xam ne lii wolof di tuddee taabu Saalum muy dem ak ñëw yooyu aussi mën na feeñal diabète kon nag ci boppam góom bi nga xam ne dafa suukare te nit ki xamu ko mu yàgg ak moom mën na feeñal su suukar yooyu yëpp ay jafe-jafe yi nga xam ne diabétique bi mën na ko am. waaw xam nga bu la xasee ba dal boo ko dee seet du neex parce que nit ki yeewu suba di doxal ak ñaar tànkam ñu yeewu suba saa dagg benn cër bi gënul wala benn loxo bi wala loolu wala nit ki dem ba yàgg mar détail yi yeewu suba diabète bi yàq suukaram yàq ay bëtam mu yeewu suba mu gumba loolu du neex a nettali wala mu dem ba ay roñoom yàqu ay rein yàqu xam nga wala ngóor gi bi yàqu yooyu yëpp nekk na situation yi xam ne gënul ci diabétique bi.
dañuy faral di gis également état bi mi ngi def liggéey bu am solo ci maladie contagieuse yi lu ci mel ni paludisme wala sida est-ce que taxawaay boobu la am ci diabétique yi lu tax communication bi fee la ëppee ak sensibilisation bi. xëy na ñun dañoo amagul mbay parce que xam nga maladie contagieuse yi bu ko dee seet ci boppam xam nañ ni xëy na wàll bi dafa gaaw et que diabète ci boppam wàll bi risques yi bariwuñu ci noonu rek laa ko mën suul parce que maladie contagieuse yi ci boppam ña muy dal xam nañ ni xel ni ci boppam moyens suivi nañu c'est que ñàkk subvention ñàkk bailleur yi nga xam ne dañuy subventionné le problème du diabète jël ko en charge moo ñu manqué. waaw état bi war na ko def parce que état bi au niveau du diabète insuline bi nga xam ne danaan jar waroon na jar 12000 mais état bi subventionné ko parce que y a 3 ans ci gannaaw l'insuline coûtait 1500 francs léegi le flacon d'insuline coûte 1000 francs te on demande on plaide à ce que sax ñu mën ko gën a wàññi ba mu jar sax 500 francs mais pourquoi ne pas plaider pour que le diabète ñu jël ko comme une maladie sociale. ndax ci diwaan bi di Touba mën nañ fi nemmeeku ay barab yu spécialisé wu ci jàngoro ji di diabète. waaw am na fi à Touba fu ci mel ne hôpital Matlaboul Fawzeyni clinique bi nekk à Darou Minam et hôpital Ndamatou où il y a un service où on s'occupe uniquement de diabète. waaw ñu ngi ciy dem rek ñu ngi ciy dem parce que xam nga tout le monde fait du diabète même ñëpp ngi ci même am na ay centre de santé yi nga xam ne ñu ngi dépister ay diabétiques mais centre de référence bi nga xam ne am na au niveau du diabète hôpital Ndamatou la ay partenaires la ñu am ba ils ont pu construire un centre du diabète à l'hôpital Ndamatou. ñu am leneen lu nemmeeku seen wàll wi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy praticiens yi. garabu wolof bi am nañu ci faj diabète te nag askan wi jox na leen bopp loolu lu ko waral est-ce que lu wér la. xam nga yooyu ci boppam fajuñu diabète dañuy yokk complication wu diabète bi parce que la plupart du temps lañ leen di jox ay hypoglycémiants la lan mooy hypoglycémia glycémie bu naree yëg ñu bloqué ko te chaque fois que nga dem sa suukar dafay wàcc parce que li koy wàcce mooy lañ lay jox nag. dafay nëbb sa suukar waaye nag wolof Njaay nee na lu ëpp tuuru day mujj dem ba yàgg rek affaire bi ëpp fekk excès du sucre bi dafa excès yaram wi mën na am saa ji boo ko doon def normalement doo ci àgg mu dem ba yàgg rek génn soit mën na génn ci bët yi wala mu génn ci xel mi wala mu génn feneen mi ngi mel rek boo doon jël balatu yére jël acide sotti ki noonu la koy lakke ba mu jeex kon nag nekk na yi nga xam ne amuñu ci benn tegtal bi nga xam ne mën na faj diabète parce que diabète ci boppam du maladie. maladie ngay faj maladie sa bopp di métti ñu jox la garab sa biir di métti ñu jox la garab et cetera mais diabète du feebar diabète laago la te laago du wér diabète ak tension ñoo bokk ak lépp li nga xam dafa nekk maladie chronique du ñu wér li nga xam ne dana ci may jàmm nit ki rek mooy na koy topp. ñu gis également su koor jotee da ngay gis ni suukar dañ koy consommer lu bari. diabète ak koor noo ko gisee. xam nga bu fekkee ne mbirum koor la bu fekkee ne diabétique bi la dañ koy xamal ni xel yow bala ngay mën a woor da ngay dem hôpital parce que dafa am test yi nga xam il faut ñu seetal ko man daal dama amee diabète dama bëgg woor da ngay dem hôpital et que ñun chaque année danañ dem fii ci Lamp FM ci Benno FM ak Mor Talla Fall di def émission sur le diabète ak koor. bu boobaa tamit dinañ ci waxtaan nit ñi lu bare xamal leen la nga xam ne nañu moytandiku parce que man kat woor naa rek du ma yow su ma dogee rek mel ni xel ni saa ji adduna bi moom maa ko moom lekk lu am suukar rek te la ma daan def partant du ma ko def la ma daan def avant koor gi mi ngi fi waaye dama ko bàyyi parce que koor gi dig. voilà sëñ Abdou Diop bu fekkente ni amoon looy dolli ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku internautes yi. li ñu bëgg xamal population bi xamal leen ni xel ni. diabète baa ngi ci dëkk bi ñi doon am sikki sàkk ne amu fi am na ci dëkk bi dana dal xale dana dal mag moo xam mag mu góor wala mag mu jigéen li ñu bëgg na ñun association diabétique bi suñu siège social mooy hôpital Ndama ñu jege ñu parce que ñun kat am na ñu jege ñu bu ndikkee ñu leen di gindi di waxtaan na ñoom et aussi ñu ñaan diabétique yi ñu bokk ci association diabétique bi parce que bokk ci association diabétique bi dana tax ci boppam ñu distingué la xamal la partant lan moo ci ne condition mooy da nga ci bokk jënd sa carte de membre ñu ngi koy jaay 1000 francs
parce que diabétique bi ci boppam dafa war a am carte d'identité am te carte d'identité wu diabétique bi mooy bokk nekk membre de l'association des diabétiques man fu ne lay dem fu ne lay tukki te diabète bi ci boppam boo ko amee carte d'identité boobu foo mënti dem nga xam ne da nga amee diabète boo ko wonee am na lu ñu war a defal ak lu ñu warul defal waaye am naa diabète nii rek te amuñu identification bi nga xam da koy prouver mën na la en conseil mën na la indi ay jafe-jafe donc loolu aussi ñu bëgg ko aussi bokk nga ci association diabétique mais boo mën nga yow soo am ay jafe-jafe association bi taxaw ci suivant suñu moyen waaye boo ne man dama amee diabète rek nga dikk lan moo koy mandaagal xamuloo ko wala nga yow sa mën a ko li nga ci gagné bare na mën nga ñëw hôpital léegi-léegi ñu xam ne xel da nga amee diabète dikki man kat dama amee diabète wan sa carte dañ lay orienté immédiatement parce que danañoo xam ne xel kii diabétique bi kat taxawaay bi nga xam da koy taxawaay ci rang bi ak ñu mën doon dañ koy facilité mbir mi comme léegi boo demee hôpital Ndamatou accident hôpital Ndamatou boo excédé amee naa diabète nara rang yéen ni dañ lay facilité nga dem li ñu bëgg nag aussi ñun ci diabétique yi on a besoin te ku ñu baaxee pàkk li ñu bëgg un terrain lu tax un terrain parce que on s'est rendu compte que ni pratiquement diabétique yi fu ne la ñu fajoo Matlaboul Fawzeyni ci clinique yi ci centre de santé yi fu ne ci hôpitaux yi mais ñu bëgg nag terrain bi nga xam ne dañu fa centre danañ fa tabax kër diabétique yi comme ça se passe actuellement à Rufisque boo demee à Rufisque am na kër diabétique bu boobaa ci boppam diabétique yi dañu am orientation nga xam ne xel man kat dama amee diabète defal ndànk ma jaar fale dem fa su ma demee boo dikkee dana lay orienté danañ la recevoir dañ jox te aussi ci biir bâtiment boobu danañ fa tabax danañ fa am lépp li nga xam diabétique bi daf ko soxla en matière de sucre pour diabétique en matière de boisson alimentation nga xam ne lépp dañ koy fay fekk loolu daal bëgg nañu daal à travers yéen daal jaar ci ñoon daal di ñaan kilifa yi daal ñu baaxuñu ko. appel bi ci boobu ñu ngi koy lancé ci journée mondiale bi nga xam ne waroon nañu ko def en principe c'est demain la journée mondiale du diabète mais dañu bëggoon profiter ci week-end bi samedi et dimanche def ko mais nag ku baax dafa woote muy sëñ Cheikh Saliou pour dem Xelkom ñu préféré bàyyi ba Xelkom bi passé samedi prochain ak dimanche prochain ñu woo diabétique yi invité diabétique yi comme yow sax invité nañ la ci pour ñu ñëw fekk si 2 jours lañ koy def cérémonie bi ce sera le samedi à 16h fële ci mbaaru Daaru Xuddoos bi le dimanche ñu def dépistage causerie jël depuis défi seetal leen seen suukar jëlee leen seen tension waxtaan ak population kooku ça se passe le matin te ku ci ñëw bul ndékki da ngay ñëw rek c'est gratuit kenn du fay dara. am nañ fi benn bureau association des diabétiques ñii nga fekk ñi ñëpp ci bureau bi la ñu bokk am nañu président am nañu vice-présidente am nañu trésorier adjoint am nañu secrétaire yooyu yëpp ci bureau bi la bokk am presque la plupart ñi fi ne ay personnes ressources lañu ñi nga xam ne ils le font c'est par bénévolat ngir jàppale askan wi loolu moo ci ne parce que man mi nga wax te man maay président bi Mame Thierno mooy trésorier bi monsieur Mbengue moom mooy suñu secrétaire commissaire ay comptes yaa ngi nii ak ñenn ñi nga xam ne ay membres lañu et que yow lancé ni xel c'est une association qui est là à Touba et aussi on a besoin d'aide et bëgg nañu ko ñu jàppale. waaw ñu bàyyi la nga ñëw si numéro bi wala numéro yi. 76 698 42 78 77 125 27 55. mi nga xamante ni nekk na formateur en diabétique mais également doon it président association des diabétiques de Touba jox leen ndaje ba nañ jotaay jaajëf.